أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يلا يلفني توفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. mbooloo mi tey waa kuréel Yoff ak waa Yoff ñu ngi fas yéene daje bii pour wax leen liggéey bii kuréelu Yoff liggéeyoon lu mat juróom benn weer ba juróom-ñaari weer ci mbiru charte de la coutume te ñu doon saytu tomb bi nga xamante ne mooy tomb ndombu tànk yi ñetti ndombu tànk yi nga xamante ne ñoom la charte bi waxoon santoon kuréelu Yoff mu saytu ko liggéey ko ba génn ci li benn résultat boo xamante ne dana ànd ak li charte bi wax muy li nga xamante ne xeetu Yoff yépp moom la ñu wax ci noonu nag dañuy wax El Hadji Meissa Ndoye mu ubbi moom mi nga xamante ne yuur la yore coordination bi te di coordinateur tamit kuréelu Yoff buñ ci toppee bu paree El Hadj Papa Thiaw dana wax en tant que président Magui Yoff dana wax ci lii charte bi wax leeral ko ñépp bu ci paree El Hadj Djibril Dieng muy vice président Magui Yoff dana wax liggéey bi yépp ni mu demee ni kuréel gi liggéeyee ba fi ñu yegsi fa mu commencé ba fi ñu yegsi bu ñu noppee ci loolu El Hadji Omar Mbengue di deuxième vice président Magui Yoff moom dana wax ci ni ñu tànne borom ndombu tànk yi ba fa mu yegg ba li ci génn ci bu loolu weesoo nag waa Fere Yoff 57 61 danañ jël kàddu gërëm nit ñi ñu jóge fa nag ñaan tëj jotaay bi ba beneen daje boo xamante ne kuréelu Yoff mu ngi koy daje alxames bi di ñëw te xam naa ci biir nañ leen wax daje ba tamit nan lay demee jërëjëf ma jox kàddu gi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله. ñu ngi nuyu waa Yoff di nuyu mbooleem jotaayu xeetu lébu di nuyu itam collectivité lébu bu Yoff gépp di jiital su nuyoo boobu sunu baay di sunu maam di sunu baay di sunu maam Baye Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes yàlla na ko fi yàggal yàlla na fi yàgg te wér di itam teg si nuyoo bi imam ratib imam Mohamed Ndoye mi nga xam ne moo tijji def ñaan di teg si loolu le maire de la commune de Yoff muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di nuyu assemblée yi muy nu mu tuddati frais yi jàmbur yi ak mag Yoff di nuyu borom tànk yëpp di ñaan yàlla na leen fi yàlla bàyyi te jàmmal leen di wax ni li nga xamante ne kii xeet yi ñoo ko dajale woon teg ko ci loxo ne dañu bëgg a organiser dëkk bi te dëkk bi ñun ñëpp ñu bokk ko ñu ne Yoff ñoo daje wax ni dañu bëgg ñu am ak jubboo ci xeet yi am ak dëngoo ñu oo fukki xeet yi nga xam ne ñoo nekk Yoff di ko commencé ci Yuur ba ca Dorobe ba xeet yëpp ñi war a falu yëpp ñu ne nanu daje boole xeet yi muy ce qu'on appelle une association lignagère bi loolu amee ñu wax ne plénipotentiaire benn xeet bu ne na indi ku ko représenté bi nga xamante ne bii représentation yi am na ñu daal di liggéey pendant 4 ans dem le 19 janvier 2019 ñu daal di jébbal liggéey bi Yoff bañ ko jébbaloo Yoff nag charte bi nga xam ne moom la génne mu ngi ko teg ci loxo kuréelub Yoff waa kuréelub Yoff taxaw bëgg nag génn ay ndombu tànk ñoom nag ba ñuy liggéey folliwuñu dañu ne dinañ génne ay ndombu tànk yoo xamante ne bii ci charte bi la ñuy tukkee ñu bokk lépp defar Yoff bu fekkente ne loolu am na ñu jébbal candidature yi ñu jébbal ko waa biir ak waa kuréel bi Yoff kuréel bi Yoff di ci liggéey depuis décembre 2020 ba fi ñu toll tey jii nag muy jouru restitution ñun farma ñuul bu tey dañu woo Yoff gépp la ñu woo ne ku bëgg mën na ñëw teewa loolu ma waxoon ca dëkk ba ne waa kuréel Yoff dañuy woote ci jàmmoo waxoon naa ki sa bi passé ñu ngi woote ci jubboo ak laamisoo ak diisoo di woote ci éviter fitna ndax fitna mën na jur leneen loo xamante ne du neex ci dëkk bi ñi nga xam ne nag ñoo composé dëkk bi di teew ci kuréel Yoff mooy peut-être taw bi moo tax waaye représentant xalif général des Layènes waroon na ñëw imam bi ñëwoon na fi ci suba taw bi gàllankoor ko booba sax kenn nawu fi mais mu dellu waaye ñaan na ci en direct ci téléphone bi tey jii nag Yoff am yéene fësal li nga xam ne moom la doon liggéey ñu bokk ko xamal ko waa Yoff ñu wax ne ñëpp a ànd nekk benn jublu ci ab liggéey ndax dëkk bi mën a dox ci Yoff waaw loolu
mooy li nga xam ne moom la ñu amoon waaw di nag beral nuyoo ak ngërëm El Hadji Issa Ndiaye mi nga xam ne moom la yàlla tegoon ci moom muy saytu biir ak xeet saytu ko pendant 4 ans te dara ma si ñaaw waaw kon ñoom ànd nañu ak Issa Ndiaye ñu ngi sant aussi waa biir ak xeet ci liggéey bi nga xam ne rafet na te moom la ñu liggéeyal waa Yoff waaw di wax ne nag biir ak xeet day fukki xeet yi ku si nekk am na fa représentant loolu daal la ñu amoon ci lu ñuy ubbee di jox kàddu gi El Hadji Papa Thiaw mu wéyal liggéey bi ñu ngi sant waa Yoff gépp di gërëm waa Yoff gépp di na ma koy waxe woon di gërëm Yoff di ñaanal Baye Ablaye Thiaw imam ratib assemblée yëpp ak borom dam ba tànk yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim a'uuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin maa ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu may sawa jot na ci wax mooy continuer mission bi nga xam ne moom la ñu joxe woon mu jóge ci biir ak xeet ñëw ci kuréel bi léegi bu ñuy fàttali tuuti muy ci maanaam bi Yoff dafa am fu mu toll woon ba ñëpp gisal ko seen bopp mu juróon ñu Yoff woo xeet yi dajaloo joxe ay plénipotentiaires ñooñu aussi liggéey pendant lu mat ñetti at ba bind charte bi may fàttali ne charte bi au fur et à mesure ñu koy bind ñuy dellu si di fekk sa nit ñi ci xeet yi donc mu jur donc xeet yi yónnee seen plénipotentiaire ñooñu liggéey ci pendant ñetti at ba tollu fenn fi transmettre kuréel bi les dossiers pour ñun ñu war càmbar candidature yi ñu jox et puis passer ci désignation waaw loolu nag may sa wax na ko ñun faluñu dañu yónnee ay candidats ñu dëppu ci charte bi et charte bi nag boo koy ñun ñi ñoo ko jëkk mettre en application loolu la yàlla dogal muy nattu bu ñu yàlla teg def nañu ci suñu axulaay taala lu ñu man ba nga xamante ne bii décision yi ñuy jël day dëppoo ak charte bi te day nekk toujours ci suñu coutume nag ku mu neex nga ne coutume nii coutume nële waaye ñun daal suñu axulaay taala jéem nañu rester fidèle à la charte et quand on est fidèle à la charte on est fidèle à notre coutume ngoon tey jii loolu su ma wax du ci gudd xam naa damay jox El Hadji Omar Mbeng mu siiwal résolution bi c'est-à-dire ñi nga xamante ni Djibril Mbeng damay jox Djibril Dieng am lu mu leen baaxee ci façon bi ñu liggéeyee ba yegg see fii bu loolu weesoo
mu jox président Oumar Mbeng siiwal résolution bi lii mooy woon li nga xamante ne lii Elimane Mbeng aussi dina am lu mu ci wax au nom de Freyof waaw lii daal mooy programme bi kon nag Djibril maa ngi lay jox kàddu gi. salaamualeykum mbokku Yoff salaamualeykum ñi ñuy seetaan salaamualeykum ñi ñuy déglu salaamualeykum ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ak man ci salle bi di war waxtaan continuer suñu waxtaan mi nga xamante ne dañ ko tàmbali woon ñëw nag malheureusement mu xaw a perturbé ñuy yëggalu waa Yoff ci changement décor bi ngeen gisee ba ñu commencé ñu nekk ci salle ñëw jóge fa nekk ci beneen salle dafa am teq-teq rek boo xamante ne moo fi jaar ci diggante bi te ñi ko doon def dañu dégluwul rek parce que ñun suñuy waxtaanu tey yëpp mooy restituer mooy joxe ne biñ doon liggéey bi ñu sante fii lañ ci toll loolu mooy woon suñu liggéey tey liggéey bi nag man liñ ma ci dénk mooy nan lañ def ba taxawal li ñuy wax ni kuréelu Yoff kuréelu Yoff li koy composé charte bi ci boppam moo ko déterminé charte bi nga xamante ne bii le 19 janvier 1919 la ko waa Yoff def d'accord ci xeet yëpp dal di ci signé ba loolu jox ñu benn liggéey boo xamante ne ñu ngi ko dénk kuréelu Yoff liggéey bi ñu dénk kuréelu Yoff nag kuréelu Yoff ni muy tëdd d'abord mooy représentant xalif général des Layènes imam ratim bu dëkk bi wala ki koy représenté président wu APEXI wala ki koy représenté ñetti magu Yoff ñetti jàmburu Yoff ñetti frère Yoff ak ñetti ndombo tànk yi nga xamante ne bi ñoom la kuréel bi fal ñetti ndombo tànk yooyu jaraaf la saltige ndey ji réew léegi nag kuréel boobu le 25 mars plutôt 2020 ci la defoon benn réunion boo xamante ne bi biir ak xeet daf ko doon andil bataaxal bi nga xamante ne bi liggéey bi ñuy santé ci bataaxal boobu la nekk ci lettre boobu la nekk réunion boobu ci mag Yoff président Ngagne Ndiaye El Hadji Ngagne Ndiaye moo ko jiite woon El Hadji Birayma Diagne mu nga fa woon Elimane Diène mu nga fa woon El Hadji Bay Biram Ñing mu nga fa woon ci jàmbur yi président Elimane Diouf El Hadji Elimane Diouf moo ko jiite woon Djibril Dieng mu nga fa woon imam ratib Mohamed Ndoye mu nga fa woon représentant xalif général des Layènes El Hadji Seydina Issa Gueye moom moo ñëwoon baxi ba ñuy ñëw coordinateur bi El Hadji Seydina Issa Ndiaye moo ko jiite woon àndoon na ak El Hadji Malick Diène Maodo àndoon na ak Saliou Samb àndoon na ak Gana Ndoye àndoon na ak Maxa Mbeng bi ñuy dajee ci réunion boobu El Hadji Issa Ndiaye rappelé na mission bi nga xamante ne bi moom la biir ak xeet def nañu taxawalee charte bi lañ ci liggéey lépp ak lu tax ñu koy dénk kuréelu Yoff ak lan lañ séntu ci kuréelu Yoff mooy dénk nañ leen charte bi yéen a ko war a saytu bu yeggali ba ñi ñuy fal nag mooy xeet bu nekk dafa yónnee ay candidat ñetti xeet pour jaraaf ñetti xeet pour njaay ji réew ñetti xeet pour saltige yuur yi ñu am lu ñu leen dénk muy woon médiation moo tax ci réunion booba bi ñuy joxee leetar bi dafa yemook ay yuur nekk fa donc leetar bi nga xamante ne moom la kuréel Yoff bindoon ci enveloppe bi lañ ko defoon waaw leetar boobu nag biñ koy joxe dafa yemook ci ñi fa teew yàlla def bu am ñaari yuur muy ki doon représenté xalif général des Layènes muy Seydina Issa Gueye ak Djibril Dieng dafa nekkoon ñu nekk ay yuur moo tax biñ koy joxe ci ñaari loxo yooyu lañ ko teg ne leen yëpp mbir maa ngi noonu saytu leen ko biñ jógee ci loola réunion booba ci ñi ma lim ne ñoo ko fekkee ba ñu pare ci réunion bi def nañ benn procès verbal pour wax ne
def nañ réunion bi nii la demee li may wax yëpp bind nañ ko ci procès verbal biñ jógee ci loolu mu am ay seet pour xool nan la ñuy fexee ba kuréel yi taxaw donc di dox ci ñi nga xamante ne bi ñëpp yaakaar nañ ne buñ ci bokkee liggéey bi dina jaar yoon ba ñu woote benn réunion boo xamante ni le 3 décembre 2020 ci lañ ko wootee réunion boobu pour seet ñuy nu ñu defee kuréel gi ba mu taxaw lool réunion boobu magu Yoff yi El Hadji Ngay Njaañ mu nga fa woon Birayma Jaañ mu nga fa woon Bay Biram Ñing mu nga fa woon Elimane Diène mu nga fa woon ci magu Yoff ci wàllu jàmbur El Hadji Elimane Diouf mu nga fa woon Jibril Dieng mu nga fa woon Papa Ndiaga Thiaw mu nga fa woon El Hadji Malick Ñing mu nga fa woon El Hadji Mbay Diouf mu nga fa woon imam ratib ci boppam mu nga fa woon représentant xalif général des Layènes mu nga fa woon muy Seydina Issa Gueye ci réunion booba fekk na ba ñuy dox ci yuur li ñu leen dénk ci lañ ne réunion comme yuur dañ leen dénk ñu war a def médiation arbitre day dugg ci terrain bi loolu moo taxoon ñu ne réunion boobu ñu invité ñaari yuur ñett sax la ñu invité woon mais ñaar ñoo jot a ñëw muy El Hadji Maysa Ndoye ak Ousseynou Sylla ñooñu ñoo ñëw ci réunion boobu it am na comme niñ ko defee am na procès verbal boo xamante ni def nañ ko pour wax na ne réunion bi nii la demee ñii ñoo fa féete ñoo fa newoon ci wàllu saytu it loolu yëpp fexe nañ ba le maximum ñu taxawal ko parce que bu ñu seetloo li doon manqué ci réunion yu njëkk yi mooy frais Yoff dafa am diggante bu ñu toll moo tax ñu doon manqué ñetti waa frais Yoff yi ak ñetti ndoomu tànk yi xamante ne dañ leen war a fal loolu moo tax bi ñuy commencé mu dañ wax ne 60% wu kuréel bi moo commencé wante ci mujj gi ñu ngi 80% parce que frais Yoff yu bees yi bañ leen falee ba def seen assemblée générale ci lañ leen autorisé ne kaay leen jël seen place ñoom it ba ñu ñëwee lañ jël seen place ñu jox leen nag seen cër mooy secrétariat bi ñoom ñoo koy assuré donc booba ba léegi ñoom ñooy assuré secrétariat boobu ci wàllu toujours coordination def nañ lu jéem nañ coordonné nañ ak ñi nga xamante ne ñoo ñu dénkoon liggéey bi ñu leen di wax baxi invité nañ leen bu njëkk invitation bu njëkk bi le 21 janvier lañ leen njëkk invité mu ngi nii bii mooy convocation bi leen convoqué pour inviter leen pour ñu ñëw ñu toog waxtaan malheureusement bii kenn moo ñëw ci ñoom muy ambassadeur Samb ba mu ñëwee waxtaan nañ ak moom wan nañ ko li ñu liggéeyee ba jox nañ ko sax ay documents yoo xam ne ñun dañ ko tudde woon confidentiel mais moom ak cëram ak diplomate bi mu nekk xam nañ ne mën nañ ko jox loolu bu exploité ko mën a expliquer bu baax bu demee réunion jàngat na ko nag lu mat ñetti fan delloo na ko comme ni nga xamante ne engagement yooyu la jëloon donc ko loolu it bañ ko defee it def nañ procès verbal bu wane ne bii réunion it def nañ ko bañ jógee ci loolu toogaat ay diir ñu dajawaat ak bax yi mais bii yoon nag bax yi moo ko saytu bu njëkk ba ñun ñoo ko saytu woon mais bii bax yi ci boppam moo saytu pour ñu daje ak ñoom ñu daje ak ñoom le 4 mars 2021 daje ak ñoom ba ñu daje ak ñoom it wan nañ leen defal nañ leen compte rendu wu li nga xamante ne moom lañ liggéey ci booba ba foofu ci waxtu woowa ñoom seen inquiétude dañoo fooga ne ñun fal nañ ñu wax leen ne ñun pareeguñu ñu ngi ci yoon wi mais pareeguñu wax leen fi ñu toll ci liggéey lan ak lan lañ def lan ak lan moo dem parce que li leen jaaxaloon ci booba it ñoom ñu ngi wax affaire critère te critère bañ koy def it am nañ suñuy critère mais baxi ci boppam yónnee nañu ay critères ya ñu baxi yónnee ñu xool ko critère bu nekk dafa dëppoo ak suñuy critère ñoom 8 critères la ñu yónnee critère bu njëkk bi dafa yemook suñu critère numéro 8 critère bi ci topp dafa yemook suñu critère numéro 10 critère bu njëkk bi dafa yemook lettre bi nga xamante ne bi moom la baxi yónnee bi ci topp dafa yemook suñu critère numéro 12 beneen bi ci topp dafa yemook suñu ñaari critère numéro 1 ak numéro 4 ba ci topp dafa yemook suñu critère numéro 13 beneen ba ci topp yemook suñu critère numéro 14
ba ca toppaat yemoog suñu critère numéro 6 donc jël nañ en compte seen yos ak suñu yos jàmbat ko biñ ko jàmbatee nag ci lañ génn nag yenn critère lañ war a liggéeyee loolu lañ liggéey ak ñoom woowaat dajewaat nañ daje bi mujj bi ñu ngi ko def le jeudi 12 juin 2021 ci saalu El Hadji Issa Mbeng fa lañ waaw kër saalu Issa Mbeng fa lañ daje ak ñoom bax yi mooy biir ak xeet bi ñu dajee ak ñoom foofu nag wax nañ leen na ñun yaakaar nañ ne suñu liggéey pare na ba fi mu nekk dañu war a restituer boobu biñ doxee loolu jóge ci boobu ñu tekki ay fan baxi daf ñu yónnee ñu benn lettre boo xamee ne dañ ñuy ñaan pour ñu dajewaat avant ñuy diffuser li ñu def mais lettre ba dafa xaw a tardé parce que bi mu ñëwee fekk na ñun ñu def benn point de presse bu wax ne samedi lañ def point de presse bi jeudi biñ defee point de presse bi wax nañ ne samedi danañ restituer donc ci diggante bi dafa xat ba nga xamante ne bi mënuñu woon dajewaat ak ñoom parce que wax nañ leen loolu néanmoins invité nañ leen it pour ñu ñëw fekke li nga xamante ni mooy point de presse bi loolu par email lañ ko def échangé nañ ay email yoo xamante ne bi waxante nañ lii ñu xamante ne bi moo ci nekk lépp waaw ci wàllu liñ ma dénkoon ci li ma war a wax mooy noonu lañ def ba constituer li ñuy wax ne mooy kuréelu Yoff liñ ci soxla nag surtout mooy mottali ko mooy bu ñu falee borom ndomb tànk yi ñu ñëw fekk see kuréelu Yoff ñoom it def seen liggéey ngeen baal maax wasalaam. alhamdulilah ala kulli xaal. asalaamaaleykum mbooloo mi may nuyu ñi ma toogal ñëpp di nuyu ñi xam ne danañu mas a seetaan lii wala déglu muy waa Yoff di wax ni kuréel bi mu tàmbalee liggéeyam ñenn rek ñoo fa waroon manqué muy borom ndomb tànk te ñu bokkaguñu woon ndax ñoom ñoo ñuy fal ku ñu falagul nag mënoo fi ne Fra Yoff amoon jafe-jafe ñëwuñu donc fukk ak ñaar yi nga xam ne ñoo fa waroon a teew juróom-ñeent yëpp teew nañu juróom-ñeent nag fu ñu nekk ci kanam fukk ak ñaar yaakaar naa ne war nañu mën a wax léegi réunion bi comme ni ko Jibril waxee kuréel bi mu tàmbalee di liggéey imam ratib ñëwoon na fa moo def ñaan wax fa islam nu mu gisee kuy tànn ku war a liggéeyal dëkkam loolu moom wax na ko fa léegi waa kuréel bi itam waxtaan nañu ci charte bi ba ñoom ñëpp ñu tolloo xam-xam ak ni ñuy gisee ci charte bi ndax comme ñoom charte bi dañu war a liggéey laaj na ñu bokk nañ ko gisee bi ñu paree ci loolu la ñu door a dugg ci critères yi am na yu ñu ci denc mais am na yoo xam ne sax dañ ko am na yu ñu ci dax ndax nit ñi dañu joxe critères ñu waxtaan ci comme jamono bi ñu toll nii wax nii rek ñoom dañ doon def sax choix chiffré maanaam dañuy def ay chiffres moom lañ def ci critères yi ba jël yii critère bàyyi yii critères yi ñu jël nag dëgg-dëgg baax nañ ma bëgg naa koo lim léegi bëgg nañ koo xam ne kii daal dëgg-dëgg jub na waaw li tubaab di intégrité morale honnêteté bëgg nañ ko jub bëgg nañ koo xam ne ki itam Yoff ñor na la gis nañ ngay yëngatu ci mbiri Yoff bëgg nañu itam ñu am koo xam ne kii mësula def njombe ba ñu tëj ko ñu ne bëgg nañu koo xam ne kii mësula tooñ Yoff ci benn côté bëgg nañ koo xam ne kii mësula lekk alalu Yoff ndax mën ngaa tooñ Yoff sax si dem def ak matadi waaw mais mën ngaa tooñ Yoff itam si jël alalam ñu ne bëgguñu ko mës a jël
alalu Yoff bëgg nañ ko ànd ak xelam ku wér ci yaramam ak ci xelam léegi ñu ne bëgg nañ itam bu ma nee ne koo xam ne kii daal amoo lu yées ñeent fukki at te amoo lu weesu juróom-ñetti fukki at loolu mbiru lislaam sax nga tuuti ci biir foofu léegi nag bu loolu weesoo bëgg nañu ki ñu tànn kuréel bi dajeeg moom waxtaan ak moom wax ak moom seet ka ndax moom xam na cosaanam xam na ba xam kii lan la bëgg a def ci Yoff nan la gisee ndomb tànk bi ñu koy jox yooyu mooy critères yi ñu jëloon ci critères yooyu nag biñ ko tegee bu pare la ñuy door a ubbi enveloppe bi di xam kan mooy candidat yi bii critères yi pare ba ñu teg ko li ñuy jugé lañ door a génne candidat yi door xam ñen ñooy candidat yi candidat yi biñ ko xamee itam ñoom ñu def seeni li ñuy tànne chiffré voté def ay chiffres génne li ñu génne bi ñu ko génnee nag nit ñi dikkal ne waaw dégg naa da ngeen tànn bu pare ñoom ñu ne tànn guñu te muy dëgg ndax bi classe 57 61 duggee Yoff ba ñu ñëwee dañu leen jébbal critères yeeg yëpp ne leen candidat yi ngi nii na ngeen voté waaw en passant man ba may dugg si laaj ma damay voté ma ne du ma voté ñi fi nekkoon voté nañ ma ñu ne ay jàmbur lañu woon jàmbur yi voté nañ ma léegi ay mag lañu mag yi voté nañ ma aw ma dalu may wax il faut ñu xam ne continuité dafa war a am Yoff moo fi manqué woon ba Yoff voté 12 yi waroon voté nañu vote la à 100% du vote 30% 10% ndax yeneen 3 yi waroon def 15 ñëwaguñu liñ ko yéene bi ñu koy def yëpp nag kon yuur yi nekk coordinateur ñu ko fa doon ne ñoom voté nañu waaye daal nañu fekkee xool ba xam lii nit ñi def jaar na yoon wala jaarul yoon léegi nag bi ñu ubbee enveloppe yi ba def kii yi mais ñu voté mais bi ñu voté kenn xamul sa morom koo voteel kenn xamul sa morom kan la voté ak nan la ko voté de kon fii amul benn candidat boo xam ne bi dañu jël benn critère rek fëgg ko rek sànni si biti déedéet dañu leen voteel ci critères yi yëpp même bu fekkee am benn critère boo xam ne dañu yaakaaroon ne sax doo ko remplir léegi nag li ci am mooy candidat yi fi nekkoon yi fi amoon na ñetti candidat jaraaf waaw candidat jaraaf yi jaasirato joxoon nañ ku ñu wax Jibril Ndiaye waneer yi joxoon nañu Babacar Mbaye Ngiraan Mbeng xooxo ba fi joxoon nañu Maam Ousmane Mbeng ndey ji réew ñaari candidat la woon ndax dëngaa ñi joxewuñu waaye tataf bee joxoon nañu El Hadj Babacar Mbeng bayda xaagaan yi joxoon nañu El Hadj Mamadou Ngagne Ndiaye laay saltige amoon na ñetti candidat dindir aay joxoon nañu El Hadj Omar Mbeng Ndëmbaan dorobe yi joxoon nañu Alioune Touré sumbaar yi joxoon nañu docteur Abdoulaye Fall bi ñuy defee seen vote ni ñu defee vote yi bu pare loolu am nañ ko ci kayit fii dinañ ko publier ku ko bëgg a gis nga gis ko gis kenn ku ne nombre de points yi nga amoon ak yëpp waaye li kuréel bi def mooy ñi rawoon ci benn bu ne kii rawoon ci jaraaf yi convoqué nañ ko fu kenn yëgul lu kenn yëgul wax ak moom seet ba xam ndax kii jar na jox ndomu tànk yi wala déet kii rawoon ci saltige noonu kii rawoon ci ndey ji réew noonu seet ko ci baatin itam door a wax ndax ñii mën nañu leen a jël wala déet bii loolu wéyee la ñu door a wax ne lii li ñu amoon nañ ko fësal ñuy xamal nit ñi ñii fi jaar wax nañ ko kuréel gi falul kenn ku ne sa famille moo lay tànn war laa mën a fal ñu andi ñetti nit nag buñ ko indee tànn nag ku tànn éliminé waaw ñetti nit booy tànn kenn ay kontaan ñaar mer kooku mënul ñàkk bu fekkee ne ku ñu tànn bu ñu la tànnulee rek nga wax kon il faut ñu bàyyi tànn waa kuréel bi nag ñeme nañoo tànn nañu waaw li ñu def ragal ñu si dara tànn nañu
dañu tànn nag faluñu ndax ñii ñu tànn nii kuñ ci falagul ku sa famille falagul di nga dem ñu defal la cosaan est-ce que waa kuréel ñoo def cosaan bi sa famille ñoo def cosaan bi ñoo lay fal kuréel bi andi nañ leen kii ak kii ñu ne kii moo ñu gënal léegi ñi ñuy tànn nii kii bi wax na ko charte bi bu ñu leen xasee ba tànn ba wax ne tànn nañ leen nii dañuy ñëw ci réunion yi ñëw yi ci kanam di ñëw di fekkee commencé liggéey en attendant seen famille yi fal leen defal leen seen cosaan léegi nag ñi ñu tànn nii li ci Yoff du jublu woon mooy dañu bëgg ñii di waxal Yoff te duñ wax li leen neex Yoff fa leen di yabal waxal ñu nang ma dem waxi ji képp ka ne nag kuy wax nga waxal sa bopp ndax ku sa famille fal ay la yéwén sa famille moo la fal kenn mu laa fulli donc nañu xam ne kuréel bi ñëwu fi pour fulli kenn falul bay fulli waaye nag charte moo ne tànnal ñu andil ñu ndax boo gisee candidat yi ma lim am na yoo xam ne kii woon nañ leen bu pare seen famille faroon nañ leen bu pare amoon nañ seen ndomb bu pare ah kuñ si jël nga continuer ndomb gi mais ku si jëlul nga continuer sa ndomb sa famille waaye nga xam ne mënatoo waxal Yoff loolu mooy li ci am léegi bi loolu wéyee ah kuréel bi bi ñu defee seen liggéey bu pare daal ñu ne jaraaf ñu ngi jàpp El Hadji Mame Ousmane Mbengue ñu ne ndey ji réew ñu ngi jàpp El Hadji Mamadou Ndiaye Ngagne ñu ne saltige ñu ngi jàpp El Hadji Omar Mbengue ndëbaan du man de ndëbaan waaw let Omar Mbengue dafay jaxasoo waaw léegi loolu mooy li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moom la kuréel bi def doon ko siiwal léegi comme ni ma waxee rek PV yi procès-verbaux yi dinañ leen diffuser ku bëgg a xam lu ci am nga jàng ko boo la leerul nga am koo ci waxal ba xam ni kii daal jaar na yoon loolu laa ci waroon a wax comme chargé de la communication léegi waa Fra Yoff yi la ñuy may ñu tëj sant Yoff Pape président mag mi vraiment mu rendre hommage Seydina Issa Ndiaye. asalaamaaleykum mbooloo mi ma dellu si pour rendre hommage waa ngoon nag ma ni ma dellu si pour rendre hommage El Hadji Seydina Issa Ndiaye Laye te bu ma ko rendre hommage naa hommage biir xeet yëpp li tax nag ma tenir ci rendre ko hommage mooy dafa di nit koo xamante ne bii macha allah yàlla bu ma ko ceetu ndax ay jikkoom li ñu xam si moom si dal macha allah li ñu xam si moom si ay teggin macha allah li ñu xam si moom ci yar macha allah ak li ñu xam aussi ci moom ci compétence macha allah ndax il a été un très grand commis de l'État macha allah nekk diplomate macha allah commandement territorial macha allah ensuite nekk le maire de Yoff malheureusement am na yu fi jaar ci fan yi pas plus tard que biig mais loolu dafa tax mu gën a renforcer wu ci qualité yi ma cité léegi ndaxte ku diriger biir xeet pendant 3 ans di réunion ak ñoom pendant tout ce temps là ak la sa nekk ci ay coona xalaat naa ne moom moomu bu fi newul woon est-ce que danañu am résultat bi ñu am nii moo tax je tenais devant tout Yoff sargal ko ñaanal ko yàlla nañu ko yàgg di muurloo yàlla may ko wérgu yaram yàlla teral ko ni mu terale Yoff waaw lii daal mooy woon li nga xam ne mënuñu woon yegg clôturer te waxuñu si parce que nag liggéeyu biir ak xeet moo
moom la ñu transféré ñun ñu liggéey si lii mooy woon li nga xam ne bëggoon naa ko seede waa Yoff di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax yëg si nañu si cëppaandaw gi yombul woon dëkk yombul woon vraiment pendant tout ce temps ñu siy liggéey il faut nit ñi xam ne décision bu ñu jël yenn saa yi nañ ci réunion 1 fois 2 fois lépp ndax def liggéey bu sell ndax def liggéey bu set dem nañu liñ ci man liñ ci mënul rek nit ñi xam ne ay nit lañu bu ñu jàllee ñeneen ñëw ñooñu danañu jooyanti waaw lii daal mooy si sama message ci mbir mi merci beaucoup. salaamaaleykum mbooloo mi waa kuréel ak Yoff ak waa Yoff man maa fi toogal Fere Yoff ñu ngi gërëm kuréel gi yëpp si liggéey bi ñu liggéey di leen gërëm ci résolution bi nga xamante ne ba ko kuréel gi liggéeyee pare ñëpp ñoo signé mu di imam Bouga Mouhamed Ndoye signé na muy Mamadou Lamine représentant Laye représentant Lamine Thiaw représentant des Layènes du khalife général des Layènes El Hadj Birame Diagne signé na ko El Hadj Pape Ndiaga Thiaw président Magui Yoff El Hadj Djibril Dieng El Hadj Omar Mbeng ni Jean école bi signé na ko El Hadj Elimane Diouf signé na El Hadj Birane Mbeng président Fere Yoff signé na El Hadj Elimane Mbeng secrétaire général Fere Yoff signé na Mbaye Ndoye trésorier général Fere Yoff signé na ko docteur Serigne Mbaye Diène xalifa bu APEXI signé na El Hadj Baye Seydi Gueye Laay mu fi doon toogal xalif bi si réunion yi tamit signé na El Hadj Ousseyni Silla signé na si yuur yi ak El Hadj Maysa Ndoye ñoo fi toogaloon yuur yi ñoo ñëpp signé nañ ko léegi nag comme tànn nañ ba pare ñiñ tànn nag ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal ñu dal ak jàmm di leen ñaanal yàlla na yàlla may leen kattan bu ñu yore yan bi buñ ko doxalee ngir Yoff parce que ñoom ñëpp dañ am si ñoom yaakaar ñi nga xamante ne mas amoon nañ ndombu tànk ak ñi nga xam ne masuñ takk ndombu tànk ñëpp dañ leen yaakaar Yoff dañ leen yaakaar liggéey bu bari mu ngi leen di xaar ñu ngi leen di gërëm si loolu di ñaan yàlla woyofal yan bi si ñoom ba ñu mën ko dox ni ko Yoff bëggee ñu nekk léegi tànk Yoff nekk baatu Yoff Yoff di leen yebal ñuy dox Yoff ndaxte charte bii ñu boole ñun ñëpp te muy biir ak xeet te xeet yëpp signé ko janvier 2019 ba léegi muy dox ba 2021 ñu jaar si yoonu yëpp jaar seeni famille tànn leen bi leen seen famille tànnee ñu ñëw ñu saytu leen ba dëggal li seen famille tànnoon ñu ngi leen di sargal bu baax te di leen ñaan te kuréel gi dana réunion alxames bii ñëw woo nañ leen ñu ñëw teewe réunion bi jël seen place commencé liggéey bi bu weesoo loolu nag ñu ngi ñaan waa Yoff ñëpp ñu gis ne ñu xam ne liggéey la boo xamante ne charte bi moo ko santoon kuréel gi liggéey na ko jox na ko Yoff yàkkal na leen ko yàlla na nekk yekk bu neex ci ñoom te loolu lañ am yaakaar sax de dina nekk lu neex dina nekk loo xamante ne Yoff dina ci gis boppam gis ci njariñ lu sut suñu yaakaar jërë ngeen jëf amin bismillahi rahmaan bon dëkk ñu ñaan yàlla jàppale nu ndax bi nu xëyee am ndox la nu yàlla wàcceel te ndox moomu siñ la kañ la taw mu ngi soog a taw ren tey bi nu xëyee la taw bon dan sunu xel dal bon dëkk nu jàng fatiha nu wax alhamdulillahi rabbil alamin jëkke mu si seytaane wax alhamdulillahi rabbil alamin nu jàng fatiha fale xeeg naas yi salaatal fatihi ñaan yàlla doolu ñu jàppale auzu billahi mina sheytaani rajim bismillah amin
ولا أخذ الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد ما خلهم صل خاص اللهم صل بالناس ملك الناس لا ينام الناس بسم الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو غفور ودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل للذين كفروا في تكذيب ولا من ورائهم محيط بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ بسر اللهم صل على سيدنا محمد وسلم yàlla na yàlla defal sutura bi jaay rasul